di rafetlu woon bi ak télévision Futurs Médias ñaari waxtu jot na xibaaru digg bëccëg gi ca la ñuy ak seeg yéen kon la ca gën a fës atep juróomi gone yu jigéen ñu doon toppee mbirum lesbienne yoon ne teggi na tuuma ndax amu ci firnde yu wér seeni avocat moom daat nañuy rafetlu dogal booba rax ci dolli nag naqarlu rek ni ñu yàqee derub xale yu jigéen yooyu li wér te leer moo di Bassirou Samb moom faatu na néewam la ñu xëy fekk kon fële ca jardin public bu zona amoon na lu toll ci fanweeri at ak ñeent amul soxna amul it doom leneen ci wàllu xibaar ci wàllu njàng mi la soxal fële ca Linguère proviseur ba moom yëkki na ay kàddoom préfet gox ba ci boppam sax la mu wax daal moo di mbirum check down criss cross wala dos nu yenn colu yooyu ci l'école bi faw kon ñu xoolaat ko. gannaaw wàllu tàggat yaram danañu dalal gan gi Kodou Doumbia lay wuyoo moo yor lépp lu jëm ci wàllu jokkoo ca RAMPAO réseau régional des aires marines protégées fii ci Afrique sowu jant am ndaje la ñuy waajal kon la ko dalee ajuma ji dana ko faram-fàccee yéen kaay yi la ñu xëyate ji Mamadou Mouhamed Ndiaye moo cay taxaw ni tut kon mbokk yi ñu yaatal loolu lépp. mbokk yi ñu leen di gërëm di sant di kon rafetlu teewaay bi niñ ko waxee zona ca jardin public ba am na ku ñu fa fekk mu faatu benn xale bu góor la célibataire la jotut woon a am doom fanweeri at ak ñeent ci la toll ma ngay wuyoo ci turu ko Bassirou Samb lu xew loola du ñàkk ci suñu yeneen i jokkoo ñu indi ci yeneen i xibaar yu yees ay juróomi toll nañ ñoom ci juróomi gone yu jigéen ñu leen doon toppee daal mbirum lesbienne ca bar bi di piano yoon kon daan nay joxe na mu ko diggee woon ab atteem teggi na leen loxo loolu kon la ñu xamle kenn ci avocat gone yu jigéen yooyu mi ngi ci ligne bi maître Etienne Dione ñu ngi lay nuyu. maître Etienne Dione. oui madame Gone maa ngi fay. mu mel ni kon maître lu jëm ci gone yooyu yaa leen doon layool kon niñ ko waxee yoon bàyyi na leen ci mbir mi nag rafetlu ngeen dogal bi waaye naqarlu rek seen der ni ñu ko yàqee rawatina ci mbirum presse bi. waaw ñu ngi kontaan ci dogal bi nga xam ne moom la tribunal àtte tey wax ne li ñuy toppee suñu client yi amul di naqarlu aussi li nga xam ne gàkkal nañu seen der gàkkal seen turu famille donc te loo xam ne loolu pour mu dañ dina doon lu méttee métti te loolu day tax nag nit ñi ñu mën a maanu ci li ñuy wax sooy tuumaal nit tuumaal yu garaaw jëm ci affaire u góor jigéen donc nit ki balaa ngaa wax da ngay xam li ngay wax balaa ngaa wax da ngay gis dossier balaa ngaa wax da ngay am lu lowoo mais gis nit rek muy dem gis ñaari jigéen yuy ànd gis ñaari góor yuy ànd rek nga ne ay góor jigéen lañu loolu moom tooñ bu rëy la. mais ci wàllu procès verbal bi diñ ko waxee woon daal ñoom nee nañ ñoom ñoo ko waxoon mbirum këyit googu sax indi woon na ca tribunal ndax xale yi dañ ko weddi. waaw xale yi dañ ko weddi parce que këyit bi nga xam ne ay policier wala ay gendarme moom lay bind. ñu koy waxee ci suñu liggéey ça vaut simplement à titre de simple renseignement maanaam duñu bind doo xam ne téere la ba kenn mënu koo weddi man dañ ko weddi te loolu il faut que du soxla yemul ci bind kese il faut nga indi teg ay firnde yoo xam ne moom ngay jox juge bi pour juge bi mën cee sukkandiku pour mën a àtte parce que loolu moom mooy poser problème sax présence avocat suñuy entendre nit ki parce que ñëw bindal nit ki dara nit ki ñëw ci tribunal ne loolu musuma ko wax ñu ne ko yaa ko signé mu ne dañ ma forcer ma signé su nekkoon ne avocat bi day teew donc su nekkee ne bindal woon nañ ko dara mu signé ko su ñëwee ci tribunal bi ko mën a weddi parce que dinañ ko ne yow bi nga doon wax sa avocat mi ngi teew bi nga doon signé sa avocat mi ngi teew ñoom dañ leen wax ne ay lesbienne la ñu bañ ba tëdd ci suuf ne dañu lesbienne ñu ne da ngeen doon raayante ak fonante ñu tëdd ba ci suuf ne loolu amul loolu mënul woon am parce que ay ñaari lu ëpp ñaari téeméeri nit ñu ngi woon foofu
te ci baar la ñu nekkoon bërëb boobu mais amoon na ay lu mat juróom-benn fukk ay 30 personnes yoo xam ne aussi ñu ngi fa woon donc di liggéey mais amul kenn koo xam ne wax na gérant bi ne am na ay jigéen ñu nekk di def ci baar bi leneen lu dul naka sol rax ci dolli mais gérant bi entendre ruñ ko te loolu mënul am te duñu entendre gérant bi teg ci loo xam ne c'est plus décisif comme ni di mais kenn ci xale yi mais moom mu ngi woon ak copain te daf ko waroon takk lendemain tam xarit bi donc loolu yëpp day firndeel ne te kooku du teew ki nga xam ne moom la nekkal te moom la bëgg takk mu nekk di fonante ak ay yeneen xale yu jigéen loolu yoon mënu ko nangu te loolu laay wax sax juge bi ma ne leen ñoom duñu am seen appartement sorewul ak fi nga xam ne baar bi nekk mais ñooñu duñu bàyyi seen appartement dëkk sën mais dañuy dem di fonante ci ay baar su nekkoon bëgg nañu def lu naka sudul noonu dañuy dem seen biir appartement def ko policier bi nee na coup de fil lañ ko woo ne ko am na ay lesbienne fële mu ñëw mais bi mu ñëwee su nekkee ne gisul dafa waroon wax ne gisul mais ñëw rek ne day embarqué nit ñi parce que wax nañ ko mais soo ñëwee teew def transport sur les lieux gisoo dara da nga war a maanu nga ne li ñu ma waxoon de gisuma ko nga dem dellu sa commissariat wala nga dellu ci sa service mais bu jàpp kut ay nit loolu moom baaxul surtout que à jamais yàq nañ seen dara. ñu lay gërëm di la sant maître Etienne Dione doon layal juróomi xale jigéen yooyu ñu doon toppee mbirum lesbienne kii moom préfet la fële ca diwaanu Linguère la mu bëgg daal gone yi kon xoolaat seen doxalin check down criss cross deux nuits mode la kon bu ñuy gis ci l'école yi mu am yéene daal rawatina fële ca lycée Albouri Ndiaye bu Linguère ñu daal di xoolaat seen jëfin yooyu kàddu yi nag ma nga ko yëkkati moom Géej Mbocc préfet bu Linguère ci waxtu yi nga xamante ni doon nañu fa neexal seen ndongo yu ñu jàpp ni ñoo gën a xarañ dinañu ci dellusiwaat ci boobee élément. leneen ci wàllu xibaar kon marchand ambulant yi la ñuy wax mel na ni nag ñoom seen jafe-jafe léegi mu jeex ndax atum 2014 lu toll ci fukk ak ñeent ci complexe commerciaux juróomi région ci Ndakaaru danañu ko fa yëkkati loola nag dana may daal ñu daal leen di mën a toxal ci béréb yoo xamante ni dëppoo na ak seen liggéey waaye it xam ñan ñoo nekk ci boobee secteur juróom-ñeenti milliards ci suñuy koppar nag projet ANAMA boobu nee nañ danañu ko ci dugal procès bi daal nañu koy présenté ci kanamu kuréel yu bari Daouda Sow ma nga fa woon. lu tolloo ak fukki junniy cantine ngir recaser ñii di marchand ambulant yi kii di njiital ANAMA moo xamle lu ni mel ci ndaje mu doon amal ak marchand yi loolu di ab projet ngir tabax fukki complexe ak ñeent ci Ndakaaru Kaolack Thiès Touba ak Saint-Louis loolu di dugg ci li ñuy woowee stratégie nationale d'appui aux marchands ambulants. À partir de 2014 ñu fexe ba fukk ak ñeenti complexes commerciaux ñu tabax ko fii ci Sénégal ci juróomi région ak ville yi nga xam ne tey boo fa demee tey mbirum occupation illégale voie publique bi dafa jéggi dayoo. te wax ni projet bi réponse la pour question recasement bi mais également dafa nekk loo xam ne ni dafay jàppale li nga xam ne ni mooy acte 3 décentralisation. kaaraange bi tamit am na ci parce que cantine yoo xam ne du tàkk. boobu parce que jamono yi ñu ngi dégg marché yaa ngi tàkk waaye yaakaar naa ni loolu waxtaan nañ ko ak partenaire bi ba essayé nañ ko ba ma demee Chine waxtaan ak ñoom essayé nañ ko taal nañ ko jàllul safara jàllul. ca boobu leen dajee ANAMA doon fa waxtaane naka la ñuy def ngir jàppale ñuy yëngatu ci wàll wi marchand ambulant yi ñoom di rafetlu projet bi waaye di xamle ni nañu ko jëmmal ci nu mu gën a gaawee. loo xam ne lu am solo la parce que bu fekkee ne dañ ne marchand ambulant yi dañ leen war a wutal ay cantine te it ñuy ñaan nguur gi. muy président de la république ak ministre du commerce ak ministre des finances vraiment projet bi ñu appuyer ko pour mu jàll pour mu nekk ñun ñëpp suñu njariñ la parce que itam nag nit ki toujours li may faral di wax maanaam doomu aadama boo gis dafa ñaan yàlla nekk sa kaw borom taabal boo gis boo xoree xol ba magasin nga fay fekk kenn bëggut a nekk ci mbedd. fukki junniy cantine yooyu fas yéene nañu dikkee 900 000 francs benn bu ci nekk ak subvention 30% bu ci ANAMA fas yéene amal. projet bi dina tax ñu gën a mën a jàppale ba noppi professionnaliser lii di liggéeyub marchand ambulant
mooy ñu fexe ba jàppale ndaw yi nga xam ne tey ñu ngi ci monde rural bi dimbale leen ba ñu toog am lu ñuy liggéeyee projet bi vraiment dina désengorger mais surtout mu jàppale marchand ambulant ci seen liggéey mooy ñu formaliser ko ñu organiser ko ñu nekk ci ay fànn yu baax ay fu bakkane te loolu dafa am solo parce que tey jii nga am bërëb booy liggéeyee boo xam ne nii am na sécurité loolu tam lu am solo la. ca boobu leen ndaje la waa ANAMA joxe ay matériel informatique ñi ngi jiite association marchand ambulant yi ANAMA di xam ne it ne fas yéene na recensé képp kuy marchand ba noppi taxawal ay programme alphabétisation ba noppi gën a yee ñi di marchand yi ci wàllub koom. desuwaat ci mbirum check down yeeg criss cross yi doon nuyu ci l'école yi préfet bu Linguère moom moo ci wax nee na gone yi faw ñu xam fu ñu war a teg seen tànk ndax ñoom ñooy ëllëgu réew mi kon yenn jëfin yi jot na ñu teg ko suuf ñu ngi ko xam ne nag ci benn cérémonie bu ñu doon neexale daal xare ñu jàpp ni fële ca lycée Alboury Ndiaye bu Linguère bokk nañu ca ña fa gën a xarañ Géej Mbodj préfet bu Linguère ay kàddoom Modou Mbaye tataan ko. profité nañ aussi ci discours bi pour ñaax élèves yi ñu góorgóorlu ci seen i colin seen i doxalin ndax élève dafa war a fu mu nekk ci biir këram mu nekk ci mbooloo dafa war a am un comportement ba nga xam ne bu ñu ko gisee ñu xam ne kii jàngkat la parce que jàngkat référence am mooy borom xam-xam ku wut xam-xam da nga war a am comportement ba nga xam ne bu ñu la gisee ñu xam ne kii jàngkat la ñaax nañ leen lool ci loolu te yaakaar naa ne dina tax ñu changer comportement profité nañ ci discours yi ñu def aussi ñaaxaat doomu Jolof yi ñaaxaat communauté bi pour ñu gën a jàpp ci ni école bi di doxee parce que école bi jàngalekat yi wala proviseur bi moomu ko moom donc école bi parents d'élèves bi ak élèves bi ak ñëpp communauté bi ñoom ñoo ko bokk. ngir xeex fraude ak li nga xamante ni daal moom moo di yenn koppar ñuy rawaleeg yooyu nguur gi am na ci kuréel gu mun a ma sukkandiku it ci initiative pour la transparence des industries maanaam këru liggéeyukaay yi ñuy defar ay mbir ak yooyu loolu daal kon la ñu taxawal amal ci nag ab lël ngir ñëpp jot ci mbir mu ni mel gis nañu ni daal doxalin yi ci biir industrie yi kuréel gi dana ko soppi Boubacar Seck di directeur exécutif bu Kongad moom jot na am lu mu ca dee suñu reporter. suñu réew Sénégal dafa toll ci jamono boo xam ni am na ñu bari ñuy yëngatu ci mbirum industrie extractive maanaam lépp lu jëm ci dindi ay or dindi ay phosphate wala lu xeetoo noonu bi loolu amee ñu seetlu ni dina baax ci réew mi ñu toog waxtaane ko lu tax ñu bëgg a def loolu parce que dañoo gëm ñun ne lépp loo xam ne ñu ngi koy jëlee si réew mi muy am alal ci juddoo dina baax képp kuy juddoo ci réew mi wala nga nekk nga xam naka la tëddee di maanaam ñu leeral ko ba nga xam ni dinañ xam contrat yi nan la tëddee bépp alal bu fa génn tamit naka lañ koy jëfandikoo ba nga xam ni dinañ ko mën a dugal ci développement réew looloo taxoon ñu ne nañu waxtaan dañ ko defee aussi dafa am ci réew yoo xam jiitu nañ ci Sénégal fekk leen mais liñ ci jublu daal mooy lépp lu jublu ci industrie extractive ñu fexe ba mu leer nañ ba pare mu am njëriñ suñu réew. beneen ndaje ñaareelu conférence mondiale jigéen ñi bokk ci confédération syndicale internationale lañ doon waxtaanee syndicalisme ci wàllug jigéen ñi ci mbir mi nag jëriñ ju jëkk ji moom moo jiite woon moomee ndaje digge na taxawu soxna yi bu baax ca loolee ñuy yëngu mu di nettalib Nafissatou Silla. fexe ba jigéen ñu bëri daal di bokk ci lii di syndicat mu doon lu jigéenu Sénégal yu bëri daal di bëgg li koy firndeel nag mooy ñaareelu conférence mondiale bu jigéen ñi organisé ak waa confédération syndicale internationale ñu fësal ko nag ci seen taxawaay bi ñuy amal tey jilee ak ni leen mbir mi yittale. du ñu am benn pas bu ñu franchir mooy du ñuy dem ci syndicalisme de développement firndeel bi tey bii nag mooy mobilisation monde bi yëpp. ñu bëgg a yegg ci au niveau des instances de décision ça veut dire que tey fu góor taxaw rek war nañ faa mën a taxaw loolu la ñu bëgg. The women of this conference are saying count us in. tey li jigéen ñi wax am na solo loolu taxaw ne fépp fu ñuy jëlee dogal rek ñoom dinañu fa nekk loolu nag ñor na ma loolu mu tax nag ñu war a fexe ba loolu am ndax jigéen ñi kat mën nañu liggéey te nangu nañu ko. to organize for a just and fairer future. ca manifestation boobee nag nemmeeku nañ ci ay jigéen yu bëri yu jóge fu bëri ci àdduna bi mu doon occasion tamit pour premier ministre bi ko présidé woon daal di firndeel taxawaayu gouvernement bu Sénégal ci lii di ratifié convention 189 bi yor ak yelle
yelleefu ñi nga xamante ne ñooy liggéey ci kër yi. La syndicalisation des travailleurs. fexe ba ñëpp syndiqué wu am na solo rawatina ak jigéen ñi ngir jox ñëpp seen àq ak seen yelleef ci kaw loolu nguuru Sénégal fas na yéene jàppale leen di signer convention C189 bi wax ci àq ak yelleefu ñi liggéey ci kër yi ak convention C183 bi aar jigéen ñi liggéey te war a am doom. Relative à la maternité. taxawaayu gouvernement bu Sénégal boobee nag ñu bëri rafetlu nañu ko. Your Prime Minister promised to fast track rights. bis bi nag du lu ñuy gaaw a fàtte premier ministre wax na ni dina signer convention C189 ngir ak yelleef ñi di liggéey ci kër yi ak convention C183 bi di aar jigéen ñi liggéey te ëmb war a am doom. Historic conference for the trade union women of the world. c'est comme ñaari convention yooyu gouvernement sénégalais engagé wu na day doon une fierté pour ñun femmes syndicalistes parce que suñu combat la woon tey bu gouvernement engagé woo kon suñu dëkk la. fexe ba jigéen ñi daal di bëri ci fépp foo xamante ne dañ fay dogal yokk seen taxawaay ci lii di organisation syndicale yi bokk na ci li tax ñu daal di amal ndaje mi dafa mel ni nag jamono ji jigéen ñi dañaa gën a gëm ni ñoom mën nañu doxal lu bëri ci àdduna bi ci lu aaju ci liggéey ak koom-koom. beneen ndaje moo xamante ni ma ngay amee fële ca CESAC lu ëpp téeméer ak ñaar fukki nit teew ca nu ñuy def rek ba taxawal kon ay entreprise ay ndaw yu am projet kon ñoom ñoo amal moomu ndaje responsable insertion professionnelle bu CESAC Mamadou Senghor jot na ca jokkoo ak Maimouna Ndiaye. gis nañ ne ndaw yi tey ñëpp bëgg nañ bu ñu amee diplôme dem liggéey ci entreprise mais est-ce que dem liggéey ci entreprise ñëpp mën nañ ko am déedéet. moo tax ñu waral ñu dajale borom xam-xam yépp ñu daje fii ngir wax xale yi nan la ñu mën a créer seen entreprise ci wàllu mbay mi lépp loo xam ne jëm na ci mbay ci napp wi ak ci transformation produit yi jóge ci yooyu ci wàllu électronique ak informatique nan la ñu mën a créer ay entreprise loolu yépp ñu wóor ay borom xam-xam ngir ñu ñëw jàppale leen ngir ñu mën a mettre en place seen entreprise suñu défi mooy que borom xam-xam yi ak borom entreprise yi fi nekk wan ndaw yi nan la ñu mën a def pour créer seen entreprise ba tey jii bu ñu génnee ci forum bi ñu mën a wax ne ci ñi participer am na ci maanaam wàll bu toll nii bu toll 10% 15% wala 20% yoo xam ne jóge nañ fi ak idée de projet jóge nañ fi ak projet boo xam ne mën nañ ko matérialiser mën nañ ko créer loolu mooy défi bi. wàllu wérgu yaram ñaq yi ci la ñuy taxaw jàngoro ngas ak lii di rubéole campagne bi kon daal dinay tàmbali fële ca Kébémer infirmier yi ñoom dugal nañu ci seen loxo bu baax kilifa yi yor wàllu wérgu yaram di sàkku ci données yi ñu jot ko ba mu mat sëkk rafetlu nañ fa it liggéeyub ka fa nekkoon médecin chef ca diwaan ba Thierno Fall. fii ci école 1 bu Kébémer fi la ñu amale lancement wu campagne vaccination bi nga xamee ni si moom la ñu jagleel jàngoro ji di ngas ak nàccet cérémonie bi nag ki ko jiite woon di préfet bu département bu Kébémer rafetlu na bu baax tànneefu bërëbu jàngukaay yi. ndax booy xool xale yi am juróom-ñeenti at ak fukki at ak ñeent moom la ñàkk bi tax a jóg te ñooñu. boo ci bëggee am lu takku da ngay ñëw ci école bi ndax ñoom ñëpp ñi ci ëpp ñu ngi ci école bi. fii ci diwaanu Kébémer ñi nga xamee ni si ñoo yor wàllu wér-gu-yaram ñoom rafetlu na bu baax tàbbal gi ñu amal ci programme bi vaccin bi nga xamee ni si mooy xeex jàngoro jooju di rubéole. li tax mu doy waar mooy jigéenu wérul yi bu leen dalee day mën na indi loo xam ne liñ naan avortement ça veut dire que biir bu yàqu. ñàkk boobu nag amoon na yaa gën a am Sénégal ñu koy jaay ci pharmacie mu seer lool nguuru Sénégal ñu ngi koy soog a mën a jënd te duñu wax ne fii lay yem. ci ndaje moomu ki nga xamee ni moo jiite district sanitaire bu Kébémer moom nag daal dinay indi ay leeral ci yenn kàddu yu nga xamee ni si infirmier yi nga xamee ni ñoo faree ci SUTSAS yëkkati nañ ko jëmale ko ci wàllu programme vaccination yi nga xamee ni si ñu ngi koy amal. amul benn médecin district boo xam ne dañ ko mës a wax ne. bul joxe ñàkk infirmier léegi nag moom ñi ñu jàppale dañu ne ku ñàkk nga wax li nga ñàkk ñaata xale nga ñàkk moom la ñuy wax donné te li ma war a wax aussi ci docteur Traoré mooy nit koo xam ne la wàccoon ak Sénégal parce que ñun ñii ñëpp jàngal nañu santé publique li mu waroon def na ko. fii ci diwaanu département bu Louga nag cérémonie lancement régional bi nag ñu ngi ko amale ca dëkk bu ñu naan ñoom rek nekk ci département bu Louga waaye digganteem ak Louga toll ci fukki kilomètre.
wàllu tàggat yaram bu ñu ci accès dañuy dellusiwaat ci match Sénégal Côte d'Ivoire 3-5-2 di système bi nga xamante ni daal moom la Jurès tegoon bi muy janoo ak Côte d'Ivoire waaye ci jàngatu Bruno Ferry di entraîneur fële ca Dakar Sacré-Cœur nekk na système boo xam ni da koo tegani woon rek ndax bis bi moo ko laaj waaye daal moom xelam tey na ci yeneen i jongante boobee système mën a daw ndax nekkut lu yomb am na kon njàngat lu mu ci def ci micro Abdoul Aziz Kane. On peut parler de système pour la circonstance. mën nañ ne système bi pour benn match rek lay doon ndaxte match bi ñaar lañ ci soxla woon benn bi mooy wane leneen beneen bi nag moom mooy jéem a gagné ci ñaari bi pour mën a qualifier te xam naa Alain Giresse dafa bëggoon bett Ivoirien yi moom moo tax mu indi dispositif bi waaye nag système bi nag yombul xam naa dafa bëggoon rek passe yi nga xamante ni Ivoirien dañ koy def ci kanam mu arrêté ko. Maintenant amener ce système-là sur la durée. mais nag jouer ci système bi ci yeneen match yi góob mu ni dina yomb parce que booy xool ci équipe nationale en général joueurs yi du ñu far di nekk seen biir lu bëri te bu ñu seetee seen club ñoom du ñu jouer ci système bi ci yeneen système la ñuy jouer donc ça veut dire que bu ñu ñëwee équipe nationale dañuy fexe di jéem a adapté wu ci système bi. ci match boobu kon ci la ñuy dellusiwaat yeneen jongante mu soxal kon wàllug bitim réew mondial 2014 taxawaayu France Portugal waaye it yeneen équipe Cheikh Tidiane Dione ko leeral. France qualifié na coupe du monde 2014 yëf yi métti woon lool ginnaaw bi ñu leen daanee ñaari bal ci dara ci match aller bi gune yu France yi nag inversé tendance bi daan Ukraine ñetti bal ci dara ca Stade de France ci public bu leen jàppale. doomu Sénégal bi nekk ca France di Mamadou Sakho nag bokk na ci ñi gën a fës ci match boobu ginnaaw bi mu dugalee bitu France bu njëkk bi ñetteelu but bi mu participé ci lu am solo Portugal ak Cristiano Ronaldo ñoom tamit validé nañ seen qualification fële ca Suède dem fekk ji leen daan leen ñetti bal ci ñaar ginnaaw bi ñu gagné benn bal ci dara ci match aller bi ñeenti bitu Portugal yëpp nag Cristiano Ronaldo moo ko dugal Zlatan Ibrahimovic dugal ñaari but pour Suède. ba léegi ci zone euro bi nag dinañu noter qualification bu Grèce ak Croatie dañuy dem ci zone Afrique foofu nag xam nañ ñi représenté continent bi ca coupe du monde ba Ghana ak Algérie ñoo ci yokku fekk ji Côte d'Ivoire Nigéria ak Cameroun Ghana donte dañ ko daan ñaari bal ci benn fële ca Égypte moom moo qualifié ginnaaw bi mu daanee juróom benn ci benn bal ci match aller bi Algérie nag daan Burkina Faso benn bal ci dara ki dugal seen but di Majid Bouguera. Cheikh Tidiane Diawo ñu koy gërëm dalal gan gi comme ni ñu ko waxee woon Koura Doumbouya lay wuyoo Koura ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay ngoone. yow yaa yor lépp lu jëm ci jokko ci kuréel gii di kon RAMPAO réseau régional d'aires marines protégées fii ci Afrique sowu-jant ngeen di waajal kon ndaje mu am solo ajuma kon ngeen ko jàpp lan moo waral lël bu ni mel. lël bu ni mel li ko waral mooy le réseau régional des aires marines protégées de l'Afrique de l'Ouest ñu gën ko xam ci RAMPAO dafay def chaque 18 mois mu organiser assemblée générale am léegi nag ci assemblée générale boobu daañ ci ak pays yi nga xamante ne moom lañ ko bokkal dañuy daje ci benn pays ñu def fa li nga xam ne mooy assemblée générale bi pour waxtaanee ci li nga xamante ne nii mooy jëmale kanam réseau bi li nga xamante ne nii mooy fal président wu réseau bi ak yeneen yoo xamante ne nii ak ñi daañ ci waxtaan aussi ak ñi ñu ko séqal loolu moo waral àjjuma le réseau di organiser assemblée générale am fii ci Dakar àjjuma ak ba samedi fii ci Dakar. ci wàllu woowu wax nga ko daje pour fal président bi xoolaat seen wàllu liggéey mais bu ñu xoolee liggéey bi ci boppam aires marines protégées yi ngeen ci yëngu ndax mën nañu xam fan la toll ndax xeex bi bari woon na ci wàllu woowu ngir daal mu gën a taxaw. waaw liggéey bi fi ñu si toll mooy dafa am lu ci bees li nga xamante ne nii mooy ren. ndax réseau bi dafa nekkoon loo xam ne suñu beneen partenaire moo ko géré woon ren nag dañ ko jox autonomie am jox ko ay nit yoo xam ne ñooy liggéey ngir ñëpp ñi nga xamante ne dañ ko seq ñu mën a collaborer pour que aires marines yëpp am avancement ci loolu ci lañu organiser ndaje bi pour tey ñu xool lépp loo xam ne rëq-rëq la ci secteur aires marines ci nga xam ne du rek Sénégal ñu ngi ci juróom-ñaari pays. donc lépp loo xam ne rëq-rëq la ak lan mooy avancé loo aires marines protégées kanam
ñu di ci moo tax ñu def lël bi di ci waxtaan ak ñi nga xam ne ñooy seen suñuy partenaires ak ñi nga xam ne ñooy les décideurs ak les pouvoirs les gouvernements et tout. mais ci biir seetaan aire marine protégée yooyu xëy na du ñëpp ñoo koy xam wan njëriñ tey jii la am ci askan bi wala écosystème bi. aire marine protégée njëriñam bari na parce que soo xoolee li ñuy wax aire marine protégée mooy li nga xamante ne nii mooy ressource mooy koom ak koom-koom gi nga xam ne dañ ko am ci soit muy ci wàllu géej gi wala ci suuf si wala ci jaww ji muy koom-koom yoo xamante ne nii yu naturel la ñun dañ ko fi fekk ñu war ko protéger li nga xamante ne nii nag mën nañ ko ci gën a jàpp mooy. maanaam ay béréb la yoo xamante ne xëy na yenn saa yi jagleel ko rabu àll yi wala géej géej yooyu ni fii kenn amatul sañ-sañ doxale fi neen. voilà li mu comme ni nga ko waxee aire marine ay béréb la béréb yoo xamante ni soit état yi ñoom ñooy jóg ñu xool ñu ne fii kat am nañ ci richesse dañ ko war a préserver pour les générations futures ndax ñi nga xamante ne ñooy suñuy doom wala suñuy sët bu ñu ñëwee am luñ fi fekk. environnement bi ñun ñoo ko moom nañ ko protéger donc li nga xamante ne mooy aire marine protégée yi dafa am ay ressources comme jën yi gis nga léegi nit ñaa ngi wax jën amul bu fekkente ne defuñu ay aire marine protégée nga xam ne dañuy préserver nga xam ne dañuy aar li nga xamante ne moo nekk ci géej gi kon du amati su fekkente ne defuñu ko ci jaww ji du amati suñ ko deful ci jéeri ji du amati donc ay zone la yoo xam ne nit yi ñooy jóg communauté yi mën nañu jóg ñu ne ñun kat lii suñu zone la dañ ko war a préserver pour suñuy sët ak suñuy sëtaat ñu jóg constitué wu booloo créer ko préserver ko wala état xool ne zone bi de baax na am na importance ci li nga xamante ne nii mooy population bi état bi jóg ànd ak population bi ne nañ ko préserver. mais yan jafe-jafe moo gën a fës tey jii ci seen liggéey ndem sax yaa ngi koy wax xëy na léegi ngeen jot seen autonomie dina bokk na ci li bees ci assemblée générale bu ren bi. yan jafe-jafe tey jii la réseau bi di jànkonteel. réseau bi jafe-jafe yi mu bokk na ci jafe-jafe yi mu jànkonteel ñàkk yenn ndimbali parce que xam nga ay nit soo ñëwee nga ne da nga leen di fekk ci seen zone comme kuy napp nga ne ko tey de fii bul fi nappati il faut nga teg fa leneen. pour que moom mu mën la topp ci li nga bëgg te li nga bëgg donte moom nga ko bëggal moom xameewu ko noonu donc suñu amee état yi nga xamante ne nii ñoom ñoo signé woon muy les 7 pays avec leur ministre de l'environnement et de la pêche ñoo signé woon bokk ci réseau bi ne kat dañuy samp ay aires marines protégées seen dimbal bu ñëwee dina baax surtout les populations parce que aussi y a pas que l'État y a une partie importante boo xam ne am na wàll bu rëy boo xam ne population yi ñoom ñoo ko war a dox mooy seen alal la mbir mi du xaalis mbir mi gëm la ak jàpp ne yow da nga war a préserver sa environnement déjà surtout population yi man ñoom laay gën a ñaax te it ne état yi ak ñi nga xam ne ñooy institution yi nga xamante ne nii ñu ngi jàpp ñoom ñoo ŋànk lépp luy aire marine protégée nañ ci gën a def seen loxo gën a jàpp ci ñun ñëpp ñu bokk préserver Sénégal bu préservé Mauritanie préservé wul Gambie préservé wul amul njariñ ñëpp a war a bokk ñu préserver li nga xamante ne mooy suñuy ressources suñuy koom ak suñu koom-koom naturel yi nga xamante ne moo nekk ci jaww ji ci géej gi ci jéeri ji ak fépp ngir suñuy sët wala suñuy sëtaat bu ñu ñëwee am luñ fi fekk. Koura Doumbia ñu lay gërëm di la sant. di fàttali ne yow yaa yor jokkoo bi fële kon ca Rampawo ngeen di waajal ndaje moom solo la ko dalee ajuma ji di ñëw ajuma ak samedi lay doon kon. voilà ajuma ak samedi lay doon ñu ngi invité ñëpp ñi nga xamante ne ni ñu ngi yëngutu ci environnement parce que gis nañu li fi nekk yëpp ci problème mu environnement bi gis nañu changement climatique bi yooyu yëpp ay problème la yoo xam ne ci ñàkk suqali ak ñàkk jàpp ni ñu war a jàppee suñu dunduwaay la. ñu lay gërëm di la sant kon Koura Doumbia la ñu àndaloon pàcc bu mujj bi ci journal bi ci la ñuy yegg si yéen kay ak Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf dadi kilifa te bëgg defar ne kon tey ki mu ko séqal dana ko lool wen wucca dal dee ndax xam ngeen kan laay waxal Pape jeexal ko téléspectateurs yi ci xët u njëkk observateur andil leen ko mi nga ak Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine yéenekaay bi dikk ak ñun ci kaddu yoo xamante ne ji yëkkati na ko jëmee ko kii nga xam ne moo di Thierno Alassane Sall jëwriñ game infrastructure ak transport yéenekaay bi dañu am na lu ko metti ba wax leen ko ca noonee nan la journal bi nañu dem na bay yegg ak Thierno Alassane Sall moom Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine ci ne Thierno dafa war a xam ne ñun duñu gonem gu muy jox tàngal wala bong du ñu ci naxe fixé na ma rendez-vous ñeenti yoon te loolee du dara lu dul luñ ko sant Abdoulaye Wade moo njëkk a taxaw ba def décret bi ne dana defar Tivaouane moderniser ko Macky Sall dikk ne dana tegu ca yoon
boole ñoo Thierno Alassane Sall Serigne Abdoul Aziz Sy ne boobu ba léegi mënuñoo dégg Thierno Alassane Sall mënuñu koo gis li ñu bëgg a xam nag mooy nguur gi dafay war a mën a defar Tivaouane moderniser ko mu def ko mënu ko mu bakko ñu lijjantil ko suñ bopp yéen kaay bi la ñu Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine mer na keroog observateur yamu ci dikkan ak ñun ci leneen mu di kan Aminata Tall njiital conseil économique social et environnemental yéen kaay bi dikk ak ñun ci Aminata Tall xalaat bi mu amee ci élection locale yi nga xam ne dañu koo bëgg a randal observateur xëy ñu xamal ne lu aju ci loolee bëgg-bëgg Aminata Tall moo di yëf yi ñu yóbbu ko ba ci weeru mars atum 2015 la Sénégal nañu moom Aminata Tall am na lu ko doy sëkk soxla ndax ca fa nga xam ne fa la jiite mu di ca conseil économique social et environnemental gars yi bëgguñu ko aw doxalinam ànduñu ci ne lu toll ci téeméer ak fukk ak ñaari conseiller nee na ñu Aminata Tall ni nga xamante ne noonu lay doxalee daal neexu leen yemuñu ca de ndax ki nga xam ne moo di Yaya Sow nee na conseil économique social ak environnemental la ma ca doon wax man Mouhamed moom la ko Aminata Tall jàppee mu di lan conseil économique social ak Aminata Tall direct info xëy dikk ñun ci leneen mu di diggante Aliou Badara Cissé ak Mahmoud Saleh li waral seen mbañeel gi journal bi di direct info dem na ca directement gën cee sore gën koo lëñ bët gën koo leeral ngir ñu mën a xam lan moo am ci diggante bi beneen diggante boo xamante ne jiit ñi ngi koy lijjanti mu di Macky Sall ak ay alliés Walfadjri xëy ñu xamal ne ñi nga xamante ne ñooy allié Macky Sall di Macky 2012 taxaw nañu nee nañu ab transhumance ci boppam li ñu bëgg tuta dégg li ñu bëgg mooy ñi fi nekkoon démb ak bërki démb bu ñu leen di cëral bu ñu leen di jox cër bu ñu bëggee ñu jàppale Macky Sall nañu jël ñooñee ci direct info ñu wax fa wax ju doy waar ndax nee na Macky Sall ak li mu def dellu si Moustapha Niasse dellu si Amadou Mokhtar Mbow dellu si kii di Amath Dansokho wute wut ak dem fekk Senghor fa mu tëdd nga dekkil ko loolu dong la ñu def Le Quotidien xëy ñu xamal ne lu aju ci li nga xam ne moo di allié Macky Sall ay déballage am na maanaam yaa ma nekk maa ne la waxante am na ndax président de la République feeñalal nañ ko ne allié mi ku ca nekk dana la jox fukki million wala fukki million ak juróom loolee weer wu nekk la ci ñu koy jàppal tànk moom Macky Sall Aminata Tall njiital conseil économique social et environnemental yéen a kaay nañu jàppale na juróom-ñaar 17 logements de fonction ndaw si dëkkee na ko moom Aminata Tall libération xëy dikk ñun ci ñi fi nekkoon mu di kan Abdoulaye Wade mu di kan maître Madické Niang mu di kan ki nga xam ne moo di Samuel Sarr ak kan Racine Sy yéen a kaay bi dañu ñoom dañu leen a épinglé ci yenn fànn mooy daal dañoo fàttee fay li nga xamante ne ji moo di impôt libération xëy ñu ko leeralal enquête yi rek xëy dikk ñun ci waa FMI ak li leen fi dal journal bi ñu jàpp leen doon nañ fi dégg coowal Ségura ak maletu xaalis ba ñu ko joxoon léegi nag kii di Valeria Fitzgerald mi nga xam ne moo fi wutu Ségura moom dellu na lan moo tax a dellu journal bi ñu otom bi mu fi yoroon nii la mujj mel ci accident lié ëlëm ndaw si lié tiital ndaw si ba tax kon mu dellu oto ba génn Sénégal dañoo mel ne ñoom waa FMI Ndakaaru bëgguñu ko li ñëpp bëgg Sénégal gi yëpp bëgg ko mu di wàllu lamb foofee laa jëm ak sunu lamb mi xëy dikk ñun ci affiche yi nga xam ne taxaw na yéen a kaay nañu jàpp leen waa Pikine waxatuñu dara Tyson Eumeu Sène Ama Baldé Boy Niang ci gàttal daal li sunu lamb gis moo di Pikine joue gros ki joué lu rëy moo ko équipe am mi ngi ci waa sport Alain Giresse la Alain Giresse gannaaw match bi dikk na waa sport ci waxtaan wu yaa woo xam ne séq na ko ak ñoom moom Alain Giresse la mu njëkkee moo di lu aju ci équipe nationale bu Sénégal ak it Mohamed Diame mi nga xam ne teg na ko ci banc bi Alain Giresse ne waa sport yëf yooyu yombul woon ki ñu koy wax di Demba Ba mu ne lan moo tax ñu koy wax ndax bari na ay joueurs yoo xamante ne ji bëgg nañu ñëw équipe nationale te it li Demba Ba mën nañu ko ñu dem ci grand place xooli fa ñaar ñoo xam ne tribunal dafa xëyoon seen i mbir démb Luc Nicolaï la promoteur Mbour bi ak kan Bara Gaye njiital UJTL la yéen kaay bi dañu seen layoo démb la ñoon waaye ñoom ñaar ku ca nekk ci ñoom tribunal daf koo dàq ba jëmmi jamono kon dañuy toogandi des ci kaso bi yéen it des leen ci TFM. Mamadou Mouhamed Ndiaye ñu koy gërëm di ko sant mbokk yi di leen jaajëfal di rafetlu kon ànd bi ak télévision Futurs Médias fii kon la ñuy yem ak yéen ci xibaaru digg bëccëg gi rédaction bi incha allah dina dellu si 19h 20h lay doon ci yeneen i xibaar ñu yendu jàmm.